asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na bismillah ci xibaar yi li ci gën a fees bokk na ci Alioune Sall mi nga xamante ni waa BBC ñoom ñoo ko tuumaloon wàllu guerre ci pétrole ab Sénégal moom nag nee na teg na plainte bi nga xamante ni bëggoon na ko gàll rek ci kaw chaîne télévision britannique boobu li ko waral mooy nee na justice bu Sénégal dugal nañ ci loxoom te article 226 bu code de procédure pénale moom moo tax rek kon moom Alioune Sall mu daal di tegandi mbir yi ci suuf wante tërëwul nag dana dem fële nga xamante ni kon moom mooy ca Angleterre ci kuréel gu naan Ofcom office fédéral de la commission du Royaume-Uni de Grande-Bretagne ak Irlande du Nord su ko defee rek li ko métti ci BBC mu daal leen koy waxtu loolu te jiite saisir nañ ki naan modérateur bu BBC fële ca Londres ngir rek ñaawlu taxawaayu chaîne de télévision boobu ak ni mu amalee boobee enquête ca jamono jooju également ñi ngi xaar procureur de la république moom Serigne Bassirou Gueye ngeen gis ko nii moom nag daanaka ci kanam rek bu ñetti waxtu tegalee fanweeri simili di jàkkaarloog taskatu xabaar yi indi ay leeral kon ci coowal pétrole boobu rawatina it enquête of nag bi nga xamante ni of IGE bi nga xamante ni kon indi nañ ko fii ci Sénégal ak document bi ne day circuler ci internet bi kon di ngeen ci ànd ak télévision Futurs Médias Sénégal ak France daal di rek lancé li naan Séné campus jëm rek ci wàllu njàng meeg njàngale mi campus franco sénégalais la kon su ko defee rek daara yu ko yi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk ca tugal ñu mën a jàngal ñu nekk fii te duñ déplacé wu loolu nag bëgg nañ koo tàmbali ci weeru octobre bi maanaam rentrée bi ñaari jëwriñ yi dénk njàng mu kawe mi bu France ak bu Sénégal démb teewee woon nañ ko fële nga xamante ni moom mooy ca musée bu civilisation Sidi Sarr ak Santi Agne daal di Santi Ngom daal di génn rek ci équipe nationale bu Sénégal li ko waral mooy kon moom entraîneur bi moom moo dogalee nu ni mel moom Aliou Cissé nar a liggéey ak ñaar fukk ak ñetti football kat jëm rek ci waajtaayu Coupe d'Afrique boobu loolu nag ki nga xamante ni moom mooy entraîneur bi ak tamit ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi yëngatu ci équipe nationale ñoom ñoo jël boobee dogal ba tax na kon capitaine bi di Cheikhou Kouyaté ne am na lu ko métti ci tàggatoo wante nag lu ni mel lu jaadu la kii di Mayacine Mar di directeur technique nationalité lu ni mel la gisee mbokk yi su ngeen taaxirloo ñaatal xibaar yi. daleen jàmm mbokk yi ci xibaar yi daañu ci ànd également ak maître Babou Diop di avocat à la cour su ko defee lépp loo xamante daal wàllu juste la ci mbiram pétrole boobu mu indi ci ay leeral maa ngi leen ko doon wax sànq Alioune Sall daal di jël dogal ne kon plainte bi nga xamante ni bëggoon na ko déposé fii ci Sénégal jëm rek ci tuuma yi nga xamante ne nañ ko ci moom kon teg na ko ci suuf li ko waral jàpp na ni moom mooy procureur de la République ak justice bu Sénégal jël na mbir yi te nee na article 226 bu code de procédure pénale moom moo tax rek kon mu daal di dakkande lu ni mel wante terewul nag modérateur bu BBC moom saisir nañ ko tey jii buñ sukkandikoo ci communiqué boo xamante ne ay avocat Alioune Sall ki ko signé di maître Moustapha Dieng ñu ànd ci ak Modou Fall. Sall dootul porte plainte BBC ni mu ko jàppee woon loolee ki nga xam ne moo di avocat am nee na nag procureur bi nga xam te ni dafa dugal loxoom ci dossier yi tax na ba loolee mënatul nekk moonte day ministre de la justice ak président de la république ñoo waxoon yëfu état la. yëfu état boobee nag indi tey rek procureur dugal ci loxoom ba nga xamante ni plainte bi Aliou Sall namoon du ko mën a def maître Mouhamadou Moustapha Dieng yokk ci communiqué bi ni mbooleem action judiciaire boo xamante ni danga ko door dëppook procureur dugal ci loxoom ci mboobu la dossier dafay mujj rek paralyser sa bos. avocat bi ne waaye jamono ji tembe la ñuy def moo di daal di jagleel BBC li nga xamante ni moo di réclamation ngir mu saytu bu baax enquête boobu lay ci wàllu information. ba xam journaliste bii di Mayni Jones ba mu koy def teg ne ko ci yoon ndax respecté na li nga xam te ni moo ŋànk métier boobu lay mu yokk ci ni BBC faw mu tontu moom avocat bi li mu xam ne rek moo di mboolem réclamation yooyee buñ ko defee ba noppi te BBC yooyu ci yàbbi dañuy yóbbu yëf yi ci kanamu office fédéral bu communication bu Royaume-Uni ak bu Grande-Bretagne wala sax bu Irlande du Nord ñoo nekk instance yi nga xamante ni ñoom rek la ñu jagleel ñu àddu ci yenn violation grave yi nga xamante ni moom la ñu teg seen i client avocat bi ne du xaar sax ndax boobu la requête daañu ko déposé tey jii fukki fan ak ñaar ci weeru juin.
ci kanam kon dinañ ci ànd ak sunu gan di maître Baba Diop ba léegi rek nii leen ko waxee kon procureur de la république Serigne Bassirou Gueye ci kanam dina jàkkaarloog taskatu xabaar yi indi ay leeral kon ci coow li nga xamante ni moom moo lëmbee Sénégal depuis bi BBC génnee seen reportage boobu jagleel ko rek Franck Timis Alioune Sall ak waa BP ci mbirum corruption ñu koy wax guerre ak tamit li nga xamante ni mooy fuitu document bi nga xamante ni bu inspection générale d'État la te président de la république mosu koo sàkkalu te tamit musul jot li nga xamante ni kon moom mooy boobee rapport loolu lépp kon dinañ ci ànd ci kanam ak sunu gan ak tamit borom xam-xam bi nga xamante ni xam-xam moom dafa màcc ci droit pénal ñu koy wax professeur Ousseynou Samba jàpp ne daal dogal bi nga xamante ni kon ñi nga xamante ni attekat yi jël nañ ko lu jaadu la laata loolu maître maa ngi la gis nga sëgg di yër dogal bi Alioune Sall mujj jël mu mel ni kon tournant la ci dossier bi noo ko mën a jàngatee. waaw maa ngi lay gërëm d'abord Chérif di la nuyu di nuyu mbokk téléspectateur u TFM yëpp di am mbégte di fi teew encore une fois waaw du xëy na sax tournant parce que ñoom dañu annoncé woon plainte mais bi ñu koy wax xëy na dañu defuloon jàngat bi war ci ni yoon di doxee foofu ca Angleterre ndax ñëpp xam nañ ne ñaari système judiciaire yi bokkuñu daanaka dañu wutale lool sax parce que ñoom ñi ngi am système judiciaire bu ñuy woowee common law moom la daanaka américains yi copié aussi perfectionné ko ñun ñu am suñu tradition justice germano-romaниque donc justice yi dañoo wute donc ñoom dañu waxoon plainte mais xam nga plainte maanaam terme la souvent bu ñuy utiliser rek pour wax ne am nañ lu ñu naqadi dañuy dem ci yoon mais fële nag dafa am neneen lu mu tëddee donc ñoom bi ñu demee ba xam neneen ni mu tëddee ne d'abord ñoom am nañu possibilité saisir médiateur comme niñ ko finalement décidé donc ci lañ door a wax ne effectivement def seen communiqué pour wax ne en lieu et place d'une plainte finalement dañuy dem Angleterre saisir le médiateur d'abord parce que d'un recours non juridictionnel pour que d'abord ñu étudier est-ce que li dossier mën ko méngaleeg li tubaab naan volte-face maanaam xaw a daw tuuti reculer ak xadar gin ci àndaloon ngir mbir yi leer. waaw mooy li ma wax rek c'est-à-dire que wax nga ko xadar la woon xam nga souvent nag boo àndee xadar doo gis li nga war a gis parce que yoon bi il faut nga ne tekk pour mën ko gis donc nag xadar bi ils ont dañu réagir sans jël le temps de la réflexion maintenant nag bi ñu demee ba toog xelaat daal di étudier avocats yi aussi def seen warugar xelaat ci dossier bi xool yoon yi ñu war a tànn finalement nag la bonne décision bu dee dañu war a dem Angleterre effectivement voie bi nga xam ne moom la avocat bi annoncé mooy voie bi ñu war a saisir. non parce que dañ nañu woon affaire privée la boo xoolee président de la république jour Korité gi bi mu génnee nee na mbirum privé la ministre de la justice wax lu ni mel bu dee mbirum privé la lu tax procureur la génn ñoom ñi nga xamante ni kon moom mooy Alioune Sall reculer étant donné que boo xoolee document boobu invoqué na article 226 bu code de procédure pénale lu tax article boobu am ci yoon. waaw li tax mu am ci yoon mooy simplement parce que. dëgg la am na privé ngi ci mais public aussi mi ngi ci parce que li tax mu am privé mooy am na koo xam ne impliqué nañ ko ci te citoyen bu simple la laa ko mën a waxee même bu dee am na ay fonctions yoo xam ne assumé na ko mais fait yi ñu koy toppee wuñu ko dans le cadre de ces fonctions là publiques yi mu yor présentement alors donc loolu mën na am privé mais li koy def public mooy État du Sénégal aussi impliqué nañ ko et des fonds publics aussi sont en cause donc boo ko seetee de ce point de vue là ñaar yëpp a ngi ci donc comme ñaar yëpp a ngi ci mënuñu cee génnee benn donc action buñ ci mën a def danañ ci gis privé danañ ci gis public donc loolu moo waral ñoom effectivement yoon bi ñu jël nii. muy lu am solo dinañ ci ñëwaat maa ngi ko doon wax sànq kon procureur de la république moom mu nar a jàkkaarloog taskatu xabaar yi ci kanam ginnaaw rek bi nga xamante ni ministère de la justice saisir nañ kilifaam du procureur général près la cour d'appel bu Dakar kooku na kon moo ko jox ndigal mu daal di wax buñ sukkandikoo ci professeur Ousseynou Samba lu jaadu la ci wàllu yoon te kilifa yi noonu lañ war a mën a doxalee ñu ànd ci ak Mamadou Lamine Ndiaye. ministre de la justice saisir procureur général ngir mu ubbi l'enquête ci mbirum pétrole bi professeur de droit pénal bi di dëggal ni loolu la yoon wax ci wàllum doxalin. léegi yoon dafa ne ministre de la justice bu jotee ci ne am na infraction bu ñu def yoon may na ko mu ne procureur général près la cour d'appel dama bëgg lii nii infraction bi ñu def nii nga ubbil ma ci enquête wala sax nga engager des poursuites contre ki ko def. am na sañ-sañu ne leen damaa bëgg lii ngeen ubbil ma ci enquête. wala mu ne am na sañ-sañ mu ne leen lii dama bëgg ngeen toppal ma ci nit ki yoon may na ko donc procédure boobu article 28 code de procédure pénale moom may ministre de la justice garde des sceaux mu jox ordre procureur général près la cour d'appel
mu saytu enquête wala mu topp nit koo xam dafa def infraction. code procédure pénale ci article 29 may procureur général mu digal procureur de la république ngir mu ubbi l'enquête. ministre de la justice mënul jox ordre procureur de la république parce que du patron direct moom patron directu procureur général près la cour d'appel donc su jox ordre kooku la jox ordre. kooku tamit jox ordre ki nga xam ne moo nekk ci suufa muy procureur de la république mais dans la pratique li ñuy gis mooy que même bu fekkee dañuy ne procureur général près la cour d'appel toppal du topp wala bu ñu ne ko enquêtal du enquête day jël enquête bi jébbal ko procureur de la république bi nga xam ne moom moo compétent fa infraction ba amee. professeur droit pénal bi di xamle ni bu enquête bi jeexee des na ci loxo procureur de la république mu xool ndax day topp am déet. yoon dafa ne procureur de la république moo am li ñuy oowee opportunité des poursuites. du nit dafa def infraction rek dañ koy topp par force yoon dafa ne ko bu ñu la jébbalee kayit bu wane ni dafa def infraction enquête nañu ba jàpp ko yoon may na la yow nga xool ndax kii mën nga ko topp wala mën nga ko bañ a topp yow am nga liberté wu ne am nga sañ-sañu ne kii bien que liñ ko jiiñ moo ko def wala jàpp naa ne liñ ko jiiñ moo ko def duñ ko topp wala mu ne jàpp naa ne moo ko def dañ koy topp moom mooy xool bu analyser situation ba pare mu ne damay topp wala du ma topp. enquête bi mën na yàgg am déet waaye lu ci mënti am procureur dina jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci mercredi bi. maître mu mel ni kon ñi ngi jàngat li ngeen naan yéen ordre de poursuite ci wàllu yoon fi mu toll nii procédure yi respecté nañ ko. waaw procédure yi respecté na parce que bi coow li jubee ba léegi li doon yoon moom mooy comme dañu bëbët ne am na ay ñaawteef yu mag yu ñu def jëmale ko ci alalu réew mi li war moo doon ki nga xam ne moo war a topp te nekkal fi askan wi maanaam nekkal fi ministère public ci juridiction bi nga xam ne fa lañ war a attee ñaawteef yu mel noonu parce que il faut que nga leeral ne au niveau de chaque juridiction buy atte ay ñaawteef rek am na ku fa teewal ministère public ñu tuddee ko procureur bu dee CREI procureur spécial bu dee cour d'appel procureur général bu dee tribunal régional tribunal de grande instance yu ndaw yi ñu naan procureur de la république mais comme mbir mi nag li ñu ciy tuuma yooyu tribunal bu ndaw bi moo ko war a atteegum muy tribunal de grande instance bi procureur de la république moo fa nekk donc procureur boobu moo yeyoo mbir mi donc moom nag la ki nga xam ne mooy ministre bi moom nga xam ne moom mooy seen patron ñoom ñëpp bu ñu toppee hiérarchie bi nga xam ne moom ministère public moom bu ko neexee mën na jël ay dogal jox ki topp ci moom muy procureur général ensuite procureur général boobu daal di yegg ci procureur de la république mais pour man loolu yëpp sax bu ñu respecté woon yoon dëgg sax procureur de la république sax mënoon na bañ a xaar di. voilà foofu laa doon wax. voilà autosaisine bi parce que normalement. coowal pétrole yàgg na fii ci Sénégal lu tax mu xaar ba BBC génne ko ba ñu saisir ci rakku président. ministère de la justice di ko doog a saisir te moom en tant que procureur. mënoon na amoon na prérogative pour def ko étant donné que am na ay citoyens yoo xamante ni saisiroon nañ ko ci. dëgg la bu yoon mayoon na ko loolu mais il faut aussi ñu wax ceeg réserve ndax wax ceeg réserve mooy lan mooy aussi procureur. buy jóg di def aussi dafay fekk mu am lu ñuy wax ay indices am loo xam ne au moins mën na ci sukkandiku pour daal di wéyale enquête ndax aussi mënul xëy rek xool nit rek wala dégg ay coow nii rek ne xaaral ma dem yóbbu police ñu def kii déedéet il faut que mu au moins mu am ci lu mu jàpp lu ndaw loo xam ne mën na koo topp di ko topp ba am ci li mu bëgg indi nit ki fañ ko war a àttee donc dëgg la coow laa ngi fi woon mais est-ce que coow li mayoon na ko moom mu am suffisamment d'éléments ay indices yoo xam ne mënoon na ko may mu sukkandiku ci daal di saisir les enquêteurs donc loolu aussi mën nañ ci bàyyi xel maintenant nag moom mi nga xam ne moom rek du yow du man du président de la république moom rek la ko loi bi may sañ-sañ mu am lu ñuy wax opportunité des poursuites mooy seet fa mu ko neexee fa mu ko soobee ak fa mu ko doyee mu ne coow lii mën naa ko yëkkati ubbi ci l'enquête daal di ko jéem a yeggaye fi nga xam ne fa lañ koy atte. alors ci document yi nag ak coow li dafa am ñaari mbir mooy aspect bi ñuy wax mbiram corruption ak coowal pétrole ak bu gaz bi mais aussi document inspection générale d'État bi ne dafa senn. ñu ne ñi ngi sa xëy na procureur yëkkati gi ay kàddu. bu dee mbiram administration la est-ce que ñu boroom xam-xam yi ne jàppoon na ni ñu def déjà une enquête administrative bu ngir xool fan la mbir ma sennee laataa ñuy egsi ci mbiram pénal. waaw loolu dafa am déjà comme ni nga ko ràññeetlee ñaari mbir am na déjà rapport u IGE bi ak ensuite problème mu pénal bi rapport IGE bi dëgg la yoon ñoom dañu nekk ay corps yoo xam ne seen métier dafa am solo lool ñoom ak àttekat yi daanaka ñoo yem dañu am li ñuy wax droit de réserve parce que dañuy àtte ci teraanga nit dañuy yor sutura nit war ko xam ko voilà dañu war a maandu
donc loolooy tax ñoom la ñuy def daa kayit yi warul génn warul senn looloo tax yoon ne leen bu ñu ko sennalee rek ñoom yoon mën naa dal seen kaw parce que rapport bi li tax ñu koy def dafa am kuñ ko jagleel. kañu ko jagleel nag bu ci jotul. mbir mi senn yegg ci ñeneen ñoo xam ne waruñu ci woon jot ba tey jii mu yegg fa mu warul yegg boobaa aussi ay responsabilités yi loo xam ne yu ñu war a situer d'abord. loolu nag wàññiwul dara ci li nga xam ne aussi bu loolu rapport boobu mën a wane ne ay ñaawteef aussi am na. que ki nga xam ne aussi moo war a mën a topp ñaawteef yi aussi daal di jublu ci topp ñaawteef yooyu. est-ce que loolu du xëbalaate parce que tamit coow li fi mu toll nii Sénégal yi leen gën a intéressé mooy ñi yore seen ressources naturelles même si commencé gun di exploiter pétrole bi mais am na ay recherches yu ci am ba am na ay marché yu ni mel. li yitteel nit ñi moom mooy koppar yi ñu xam fan la ak tamit implication ñi ñëpp ñoo xamante tudd na leen ci. laata ñuy wax waxu rapport IGE bi. waaw nit ñi li leen yitteel mooy li nga xam ne seen alal la muy alalu réew mi. ñu xam bu baax nan la ko ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk aussi mbirum yoon xam fan lañ war a mën a dugal alal jooju loolu dëgg la mais terewul aussi parce que procureur nee nañu rek dina soytu mbir mi mais xam nga mënaguñu xam maanaam ci ban yoon lay soytoo parce que nit ñi dañu jàpp rek ne dafay soytu pour xam rapport bi fan la senne wala fan la sennewul mais dara terewul aussi mu soytu mais yeneen ñaawteef yoo xam ne aussi mën na am ci biir. parce que dañu gis ay fuite ci information yoo xam ne presse bi génn na ko tey wax ay recel de documents administratifs ak atteinte à la sûreté de l'État muy xeetu tuuma yoo xamante ni xëy na. déjà day tiitalaate boo koy dégg. waaw bon tiitalaate peut-être xëy na ni ñu koy jàppee la mais li am solo te réew mi yëpp doon ko sàkku moom mooy mbir mi tey justice approprié wu ko. jéem a soytu mbir mi. lañ ciy soytu nag. yaakaar naa ne fu mu nekk nii ñun on n'est pas dans les secrets des dieux pour xam na muy mujjee mais li am solo mooy nañu rafetlu déjà le fait que procureur bi nga xam ne mooy topp mbirum ñaawteef daal di saisir de la question ñu def ci enquête la ñuy annoncé yu yëpp mën na nekk lu mën a am ci biir mais am na aussi loo xam ne waxaguñ ko te ëllëg dana feeñ ci mbir mi donc li am solo mooy tey le fait que procureur bi am opportunité des poursuites daal di saisir de la question pour daal di ko jéem a leeral maintenant nag leeral bi pour man du bàyyi dara parce que annoncé nañ ko déjà je pense le ministre a dit que tout le monde sera entendu du ñu bàyyi kenn lépp lu war a leeral lu jëm ci dëgg la li génnee rapport bi dëgg la dafa war a leer waaye aussi yeneen ñaawteef yi ñu ci tudd aussi. parce que aussi bu ñu fàtte ne am na aussi ay plainte yoo xam ne waa opposition bi aussi ñu ngi koy dugal te yooyu yëpp pour man dina bokk ci loo xam ne aussi occasion la aussi parce que procureur. jotoon na ay yeneen plainte avant parce que dégg naa ne sax am na ay politiciens yu déposé woon ay plainte depuis très longtemps peut-être lii occasion la pour loolu yëpp nga xam ne fulaalu ko woon peut-être xëy na dafa jàppoon ne amul ay éléments yu mu ko mën a fulaalee mu génneewaat ko nag boole kook lii yëpp ñu daal di leeral lépp. beneen bi mooy yaa ngi ko wax opposition bi gis nañ démb waa CRD di congrès bi nga xamante ni kon ñoom Abdou Mbaye ñoo ci nekk. ñoom li ñu bëgg moom mooy nee nañ dañuy saisir cour de répression de l'enrichissement illicite muy beneen juridiction. est-ce que finalement justice bi ni ñu koy solliciter nii ak ni mu jaxasoo est-ce que déjà créé juridiction bu habilité la pour traiter question yu mel nii par exemple. waaw CREI yi nag juridiction bu spéciale la c'est vrai que ñoom aussi ci seen rôle la ñu nekk parce que. ñëpp xam nañu li nga xam ne moo nekk seen diggante bu ñagas la entre ñooñu formé wu pour def plainte boobu ak Aliou Sall ak ay njoñam waaye nag CREI yi aussi il faut que nga am ay responsabilités publiques maanaam dafa am ay xeetu nit yoo xam ne ñoom la ñu lim maire bokk na ci leneen ak leneen mais li am solo mooy li ñu koy topp est-ce que ba muy am moom soloon na yére maire wala soloon na yére koo xamante ne nii il était dépositaire de l'argent public loolu lu am solo la parce que bu dul loolu rek mënul intéresser CREI même bu fekkente ne entre temps nekk na maire wala nekk yor na ay responsabilités publiques mais bu dee la ñu koy topp ba mu ci nekkee amuloon responsabilité publique yooyu CREI mënul addu ci loolu. waaye nag am nañu sañ-sañ comme tout sénégalais. def lu ñuy wax dénonciation parce que li ñuy def ñoom ñi ngi naan plainte mais du plainte ci yoon loolu dénonciation lañ ko tuddee parce que plainte day concerner nit. mais nag boo gisee ñaawteef. wareef la yow en tant que citoyen aussi nga dénoncé ko ci fa nga ko war a dénoncé ñooñu soytu ko. gis nañ ci aussi magam di président de la république ñu seetu ko ci jiiñ ko sax mbiram haute trahison. ban moment lañ mën a wax haute trahison est-ce que poursuivre président également yomb na. waaw bon loolu nag dina xaw a jafe déjà bu nekkee en fonction rek déjà doo ko mën a def maintenant ensuite
délit bi tax ñu mën a wax haute trahison aussi dafa nekk infraction boo xam ne infraction bu spéciale la de sorte que du rek ci ay wàllu luubal ci lañ ko war a mën a toppee même jaxase réew wala indi ay conflit yooyu yëpp bokk na ci loo xamante ne nii mën nañ ko retenir ci infraction boobu mais encore une fois de plus loolu il faut que déjà mandat bi jeex et ensuite mu am mise en accusation yoo xamante ne nii assemblée nationale fa lay jógee. donc loolu c'est une infraction boo xamante ne pour man réyagum na pour ñu topp ko président de la république maintenant il faut que déjà ñu xaar ba xam déjà moom implication bi mu am ci li nga xam ne ñu ngi koy yëkkati comme coow ndax am na ci responsabilité boo xam ne mën nañ ko cee génne ensuite ñu mën a mettre en branle la procédure bi nga xam ne moom mooy jëm ci procédure haute trahison. justice maître day ko loo xamante lu am solo la ci réew bu ñu wax état de droit gis nga ban jaaxle ñëpp fa leen jëm. ban taxawaay jamono ji quand même surtout yow li ngay xaar en tant que acteur judiciaire ci procureur tey jii. waaw li ñuy xaar daal moom mooy li sénégalais yëpp di xaar moom mooy ñu leeral mbir mi. parce que tuuma yi rëy na rëy boo xamante ne nii ñi ngi naan sax Sénégal bi mu ni Sénégal ba léegi kenn mosu cee dégg tuuma bu toll nii donc ñi ngi xaar fulla gu mat sëkk ci procureur de la République impartialité bu mat sëkk ci procureur de la République professionnalisme bu mat sëkk ci procureur de la République pour mu leeral mbir mi au moins ci bëtu sénégalais yi ñu xam ne kat wax dëgg yàlla Sénégal bi nga xam ne réew la nit ñi sonn nañu ñu gis benn nit mën a aakimoo lu tolloon ci alal loolu garaaw na donc ñi ngi xaar wax dëgg yàlla fulla gu mat sëkk ci procureur de la République pour mu leeral mbir mi. ñu koy sant di te am nañ ci yaakaar. sant ngërëm ñeel na la maître. merci di rafetlu ànd beeg télévision Futurs Médias kon mbokk yi ñu doon dalal rek maître Baba Diop nekk avocat à la cour ñu koy sant di ko gërëm démb it seetaan ngeen reportage bi ñu jagleel inspection générale d'État jëm rek ci taxawaayam ak solo si nga xamante ni kuréel googu am na ko ci biir réew mi ñoom nag fan yi it coow jóge na fa ak rapport bi ne dafa senn ku ne nag xam na ni kon ñi ay corps d'élite leen ci république bu Sénégal ngeen seetaan ko ak Aminata Mbaré Sow fële ca Ziguinchor moom ñi nga xamante ni ay agent de communautaire lan yëngatu ci wàllu santé ñoom ñoo takkoon ay brassard rouge di méttul rek seen nekkin ba tax na kon ñuy sàkku ci kilifa yi ñu daal di ci jël matukaay ñoom nag décrété nañ bis boo xamante ni dañuy bank seen loxo bañ a liggéey ñu ànd ci ak Boubacar Diassi image yi Lamine Magna. agent de santé communautaire yu nekk ci Ziguinchor ñoo ngi ñaxtu dañu xëy takk ay sagar yu xonq laata ñoo amal am toogaanu ñaxtu waaye it gi ndaje ci centre de santé bu Ziguinchor agent yii ne lu waral seen ñaxtu gi mooy ab bataaxal bu bayee ko ministère bu leen xañ lu mat fukk ak juróomi dërëm ci ñaar fukki boo jël mu doonoon seen motivation ci koppar bi ti kay di dugal. si loolu nag ñii ñu fi nekk ñëpp ñu nekk sama ginnaaw ay agent de santé lañ te ñu yaakaar lool si li nga xam ne ñoo ngi lañ leen doon motiver si poste de santé tey ñu toog jékki-jékki rek ñu ne dañ koy dagg wala dañ koy wàññi ñu jox leen 25% si recette ticket metti na parce que ñu fi nekk yëpp ay responsable lañ ñu fi nekk ay mère de famille lañ ay père de famille lañ lu ñu yoroon lu tuuti li nga xam ne loolu la ñu yoroon tey bu ñu waxee dañ koy dagg maanaam 10 000 bu ne ñu daggal la foofu noonu ñu lay jox 2500 francs loolu dañ koy jooy bu baax a baax ki nga xam ne nag moom moo signé ñi ngi koy ñaan mu xoolaat bu baax a baax li nga xam ne signé na ko mu seetaat ko bu baax mu xam ne ki mi ngi lor ñu bëree bëri na lor doomu aadama yu bëri. suñu sukkandikoo si seen i wax barabu fajukaay yi suñu réew duñu dox fi lekk ñoom liggéeyuñu. parce que système sanitaire tey fu mu toll nii ci biti ku fa nekk kan la agent de santé bi la moom mooy accueillir malade yu fa nekk moom mooy def causerie moom mooy dem def recherche perte de vie kon tey système sanitaire fu mu toll ñun ñoo ko fa bokk nañ si nga xam ne ñun ñoo ko yëkkati ba mu toll fu mu toll nii kon bu ñuy lim war nañ ñu si boole bu ñuy lim tey war nañ ñu si boole ñi nga xam ne pousse nañu ba santé toll fu mu toll nii kon bu ñu demee ba ñu toll fu ñu toll nii ba pare ñi ñëwaat di ñu ne dañuy wàññil li nga xam ne lu tuuti ñi ngi ko doon am ñu ko war a wàññil dinañu metti agent de santé communautaire yi ne seen ñaxtu gi mooy jéego ju njëkk ju ñu tegg ci seen plan d'action. wàllu wér-gu-yaram maa ngi leen ko doon wax sànq jëwriñ ji dénk njàng mu kawe mi fii ci Sénégal di Cheikh Oumar Anne moom ak naataangoom bu France di Frédéric Vidal ñoom ñoo nekkoon démb rek fële ci musée des civilisations noires ngir rek lancé fa li naan campus bi nga xamante ni daal dafa lëkkale ñaari réew yi su ko defee université yu mag yi nekk ci France daal di am ay partenariat ak yi nekk fii ci Sénégal. jaratul kon ñenn ñoo xamante ni bëgg nañ faa jàng ñu dem fa mën nañoo toog fii ci Sénégal ñu jàngal leen muy loo xamante daal bëgg nañ koo tàmbale bu rentrée bi tàmbalee di weeru octobre Aïssatou Paye Fall Youssou Bawo. J'ai eu la chance d'intégrer l'école des mines de Paris et de rentrer juste après mes études en 2010. Se retrouver tout seul dans des codes qu'on ne connaît pas, etc.
ñaar ñi ngeen di gis nag nekk ay exemple de réussite bi nga xamante ne jàng nañu France ba ñibbisi seeni expérience ñu bëgg ko partager nag ak ndaw ñi nga xamante ne war nañu jàng fii ci Sénégal ndax ñoom sax xëy na bés ñu dugg ci campus franco-sénégalais bi nga xamante ne espace d'enseignement bu bees la liñ si jublu gën a rek yokk yenn formation yi ak xam-xam gi. Sénégal dafa lëkkaloo ak France ngir nag ñu jëmmal kon campus franco-sénégalais bi nga xamante ne fii ci Diamniadio lañ ko nar a def loolee nag dina tax ba service pédagogique yu France rawatina yu Sénégal am nag ay ndongo yoo xamante ne dañ leen tàggat bu baax a baax ci wàllu formation te loolee nag njëriñ la ci wàllu développement. ci mbir moomu li nag nguurum Sénégal ndax na si def koppar jàppale bu baax investir ngir rek gën a dynamiser projet bi la. fii nag kon ci Diamniadio fii la ñu nar a amal lii di campus franco-sénégalais boobu loolee nag dinañ ko jublu ci wàllu ay formation yi nag ñu war ko orienté mu jëm ci wàllu science ak technologie te bu neexee yàlla nag buñ demee ba atum 2020 bu boobaa nguuru Sénégal nag dina dugal moom itam loxoom ci wàllu koppar yi nga xamante ne ci financement gi la jëm. yeneen financement yu jóge nag ci agence française de développement ngir rek gunge structure bile. projet bi nag am na ay koppar yoo xamante ne dugal nañ ko ci ministère des affaires étrangères moom joxe na 500 millions d'euros agence française de développement moom ci ndorteel gi rek joxe na tamit 1 million d'euros rawatina nag 200 000 euros yoo xamante ne ngir fonds d'étude la. xalaatoon nañ ko def nañu ko mu nekk projet boo xamante ne bu taxawee dëgg dina tax sénégalais yi nag toog ci seen dëkk jàng gën a approfondir seen ay connaissances te bu boobaa sax dinañu xeex contre li ñuy wax fuite des cerveaux suñu sukkandikoo ci ñenn ñi. jëwlin ji dénk wàllu formation professionnelle moom it bëgg rek ñu gën a jëmmal li naan programme de formation école ak entreprise su ko defee gone yi nga xamante ni kon tàggat nañu ci daara yooyu ñu lëkkaloo ak yooyu entreprise di partenariat public privé suñ génnee xëy yomb leen démb nag moom Dame Diop mi ngi doon rek teewe ndaje moo xamante ni dañ doon jox ay serveur lijaasa nekk fii ci teeru bi ñu déglu ko ci micro Mouhamed Sambo. que examen bi door na ci ay conditions yu rafet. xale yi ñëw nañ bariwul ay absent jàngalekat yi ñëw nañ surveillant yi ñëw na salle bu ci nekk gën ngaa yës am na ñaari surveillant pour que xale yi nekk dans de bonnes conditions loolu nag ñu koy rafetlu bu baax. lenn rek moo ñu ci xaw a que examen bi door na ci ay conditions yu rafet xale yi ñëw nañ bariwul ay absent jàngalekat yi ñëw nañ surveillant yi ñëw na. salle bu ci nekk gën ngaa yës am na ñaari surveillant pour que xale yi nekk dans de bonnes conditions loolu nag ñu koy rafetlu bu baax. lenn rek moo ñu ci xaw a metti mooy ne que malheureusement suñu système éducatif tey bi ñu xoolee statistiques yi. ñu ngi jégalu kon du extrait boobu moom ministre bi mi ngi doon wax rek ci baccalauréat série G yi nga xamante ni tàmbali nañ ko démb ci école yi nga xamante ni kon mbiram enseignement technique lañ fay jàngale rawatina Maurice Delafosse fii ci Ndakaaru ay Seydina Limamou Laye ak yeneen daara fii ci Sénégal. xibaaru tàggat yaram yi nag ku ne xam ne ni gaynde yu Sénégal ñi ngi waajal bu baax Coupe d'Afrique des Nations seen match bu njëkk nag diggante ak Tanzanie la mi ngi nar a am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi ba tax na kon démb ñoom ñi ngi doon jongante ak benn équipe locale bën ci jógee it moom Aliou Cissé daal dina rek tànn ñaar fukk ak ñetti footballkat yi nga xamante ni kon ci ñoom la yaakaar ngir indi coupe bi fii ci Sénégal ñaar fukk ak juróom lañ woon ca mujjantal kon Santy Ngom ak Sidi Sarr lan génn loolu nag bi ni tàggatoo yaram dawoon na fa buñ sukkandikoo ci entraîneur ak tamit ki nga xamante ne kon mooy capitaine bi di Cheikhou Kouyaté ñu ànd ci ak sunu ndaw yi nga xamante ne yebal na leen foofu rek ci Alicante ca Espagne Mame Fatou Ndoye Hamza Diallo. ci suba ñaar fukki joueur ak ñaar ñoo entraîné wu absent yi gën a présent doon Sidi Sarr ak Santy Ngom gannaaw bañ leen génnee ci groupe bi ñoom nag dem nañu déjà. mooy julli fajar laa gis affaire sax laa wax après ma yeewoo laa gis. laa bëggoon gis Santy après si la ma mbay ñaa waxee Santy dem na mais gis naa Sidi waxtaan naa ak moom
Marguerite bëggoon na ñëw man tamit mënoon naa nekk place boobu keneen si groupe bi mënoon nekk place am aussi kenn la koo xam ne dafa bëgg équipe bi bu mu waxtaanee moom dafa ne carrément dem leen pour man jouer leen pour Sénégal bi yëpp. gaynde yi démb am jongante ak équipe bu 3e division bu ñuy woowee Real Murcie équipe boobu sax jot nañ ko dóor juróom-ñaari bal ci dara. match amical bi nag tax na gaynde yi gën a travailler seen automatisme gën a dooleel seeni attaquant. loolu baax na surtout pour attaquant yi donc pour ñu xam repères yi xam carrément lu coach yi bëgg parce que seen bi yëpp loolu leen dem travailler mais démb gis nañ ci bay affaire yoo xam ne c'est intéressant même bu nekkee équipe boobu ñu dem jël démb ñun duñ si retenir loolu dañu dem retenir seulement démb continuer genre benn entraînement la woon les pour vraiment essayer mettre en place loo xam ne moom la coach yi bëgg loo xam ne aussi joueurs yi dañu si sentir seen bopp parce que buñ demee Coupe d'Afrique dinañ ko soxla parce que aussi match yi bëri yaakaar naa ni dinañ ko jouer si match yoo xam ne boo taxul physiquement rek da ngay bàyyi. atome bu njëkk moom mi di capitaine Cheikhou Kouyaté mooy polyvalence am mu mel ni léegi ci axe bi lañ ko nar a yóbbu moom mii di joueur Crystal Palace bi ne pare na jouer poste buñ ko yóbbu. waaw ligne défensive bi mën naa ne ni xam naa ko parce que joué naa ko contre Afrique du Sud joué naa ko contre Soudan joué naa ko Guinée équatoriale match yu bëri joué naa ko en Ligue des Champions poste boo xam ne xam naa ko. milieu bi si digg bi milieu si gauche milieu si droite bi yaakaar naa ni joué naa partout. finalement ça va parce que mos nañ ko def yaakaar naa ni xamante nañ donc defoon nañ ko si jeu yi am na fu ñu ko mosoon def encore donc tout le temps dans ma tête bu nekkee fii ak fii kii wu lekk voilà am nañ man mun naa ko jouer soit moi soit Salif soit Alfred am nañ ay joueurs yoo xam ne tout le temps mun nañ jouer si côté boobu léegi ñun lan moo suñu rôle bu ñu fa tegee rek ñu jéem a def suñu liggéey. gannaaw tàmbali bu métti Lions yi nag léegi benn séance entraînement la ñuy am. ba ñuy jugee fii Alicante war a dem Égypte. directeur technique national di Mayacine Mar moom it yëkkati na ay kàddu ci bedd gi nga xamante ne kon bedd nañ ko Santy Ngom ak Sidi Sarr mu jàpp ni kon warta nekk mbetteel ndax kii di Aliou Cissé di entraîneur bi moom amoon na ci boppam ñi nga xamante ni kon mooy 23 footballkat yi mu war a ànd ak ca Coupe d'Afrique bi nee na nag mbir yi du mbiram technique wala tactique wante it expérience ak yàggaay it ci équipe nationale bi jàpp na ni bokk na ci li nga xamante ni daal tax na moom Aliou Cissé mu def 8-9 ñu déglu Mayacine Mar ci micro Mame Fatou Ndoye ak Hamza Diallo. ñuy ñëw 27 la ñu woon entraîneur bi mu waxee loolu proposé ko président fédération bi daf ko xamaloon ne ko non seulement que bëggoon na am na ñaar ñu bëgg a xoolaat bu baax encore mais aussi comme que damay am ñaari joueurs yoo xam ne dañuy nar a am retard. n'est-ce pas muy Sadio ak kii bëggoon naa également aussi may am toujours équipe bu yemb boo xam ne effectivement entraînement yi suñ koy def day mat quoi équipe mais effectivement loolu bi mu amee également aussi bi ñu ñëwee fii je pense que ci liggéey bi mu liggéey fii après jël décision pour génne Sidi Sarr ak Santy parce que peut-être que li mu xool li mu yaakaar que ni ñoom ñaar ñoo war a génn bien que am nañ mérite pour mën a rester ci équipe parce que bon quand même ay xale yu xarañ lañu. lii peut-être am déterminant ci choix bi peut-être dama yaakaar ne peut-être expérience Coupe d'Afrique bi ak yooyu je pense que loolu aussi am na ci mais sinon bu dee aspect technique tactique c'est des garçons yu nga xam ne vraiment am nañu wàccaay quoi. dem nañu. waaw dem nañu suba nag Lamine Diatta. fukki fan ak benn moom moo des kon ñu tàmbali Coupe d'Afrique bi fële ca Égypte incha allah ba tax na kon ñeneen ñi nga xamante ni ñoo Sénégal ñoo bokk groupe nekk ca groupe C ba di Algérie Tanzanie ak Kenya ñoom it ñi ngi waaj bu baax bëggoon Sénégal def loon ko buñ demee ca jongante ba tax na kon ci semaine bi ku ci nekk yaa ngi amal ay match jongante xaritoo su ko defee rek ñoom it ñu taxaw bu baax ba la ñuy egg ca cëppaandaw ga Cheikh Sadibou Diallo. jamono ju équipe nationale bu Sénégal nekk ci Alicante ca Espagne yeneen naataangoom yi ci groupe C bi ca CAN Égypte 2019 ñoo ngi tamit ci seen njeexitalu waa caay Kenya mi gëjoon fukki at ak juróom mu ngi nii ci CAN bi joxe na 23 joueurs yi ko nar a teewal ki leen di tàggat Sébastien Migné indiwul ay coppite ci ñi amal qualification bi capitaine bi di Victor Wanyama nekk ca Tottenham ak João Omolo ak attaquant bi di Michael Olunga ñu ngi ci biir liste bi Harambee Stars yi ginnaaw bi ñu dóore Madagascar benn bal ci dara aljuma bii ñu weesu dinañ jongante ak waa République démocratique du Congo samedi bii di ñëw Tanzanie mi nar a njëkkee laale ak Sénégal moom climat bi nekk ca Égypte naru ko sonnal wala jaaxal ndax jamono ji mu ngi ci Caire Amunike ak i zoram fa la ñuy yeggalee seen wàccaay ci foofu Taifa Stars yi dinañ amal benn jongante alxames bii
ak waa Égypte. Algérie di beneen favori groupe bi door na stage am bu mujj ca Doha ca Qatar. àllarba bi fene gi laale nañ ak Burundi suñu si jógee dibéer bii di ñëw ñu daje ak Mali. li gën a fas ci yenn kaay yi ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ngeen jëf congrès de la renaissance démocratique ñoo ngi ci kaw Aliou Sall ak mag ja Macky Sall ubbi l'observateur CRD di kuréel gi ëmb ñu fara ci opposition bi ñu ràññee ci Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Diallo yéenekaay bi nee nañu ñoo doon conférence de presse démb ngir doon wax ci mbóot yi fi BBC sulli ci contrat pétrolier gaz yi ba tuumal ci kii di Aliou Sall moom Aliou Sall moomee yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ñoom Abdoul Mbaye di waa CRD nee nañu dañu ko yóbbu ca kanamu cour répression enrichissement illicite ngir mu leeral teranga ji mu toogaale ana fan la ko jëlee ngi toppit wàccal leen mu di Macky Sall ak Aliou Sall di leen toppee haute trahison seen bëgg-bëgg moo di ñu amal ab enquête jëmee ko ci Macky Sall Aliou Sall Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye Le Quotidien nañu mbirum BBC Petro-Tim ak Aliou Sall waa CRD ñoo nga ciy jébaane lu ñu mën Abdoul Mbaye ak ñi ñu àndal ay wor yu rëy di haute trahison loolee la ñuy tuumal Macky Sall kii di Aliou Sall moom nee nañu dañu koy porte ji plainte ca kanamu cour répression enrichissement illicite Vox Populi nañu pétrole bi ñuy ŋawtee ci réew mi ak di ko jaaba jonge fan yi yëpp Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall ak Mamadou Lamine Diallo far nañu ko taal ñoom ñetti leader yooyee taxawal CRD li ñu bëgg moo di ñu jël Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne yóbbu leen ca kanamu haute cour de justice anki dina kay nañu werante bi tàmbali na grand déballage Abdoul Mbaye ak Thierno Alassane Sall feeñal nañu démb ab transaction bu am ci weeru avril atum 2017 ci diggante Timis Corporation ak BP di transaction boo xam ne xaalis ba ñu cay wax toll na ci 137 milliards Sud Quotidien moom gis ne CREI yi mu di cour répression enrichissement illicite gi ne woon nem boobu ba léegi kenn déggu ko ci dara opposition bi mu di ku jëg politique gi yëngalaat nañu ko ba fas fa yéene dem porte ji plainte Aliou Sall Les Échos nañu du Aliou Sall rek la opposition bi du jugal nee nañu it dinañu topp Macky Sall ci yoon ngir haute trahison rapport inspection générale d'État bi ñuy wax ne Macky Sall yëgu ko yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne muy Thierno Alassane Sall di Abdoul Mbaye ak ñi ñu àndal ci kuréel gi di CRD nee nañu amuñu sikki sàkk ci ne li tukkee ca rapport ba umpul Macky Sall rapportu IGE boobee ñu naan am nag amul direct info xëy na ko génne tegal ñu ci sax ne inspecteur général d'État yi di Gallo Samb ak chef de mission Omar Sarr ñoom la ñu santoon ngir ñu war a enquête ci Petrosen rapport bi waral coow li ak li ko génne ba mu mujjee ci yeneeni loxo Libération mi ngi ñuy xamal ne moom la ñuy lijjanti dugal nañu ci mbir yi waa section recherche ngir ñu enquête ci ba xam fan la inde bi folotee fan la yëfi senne source waa nañu du waa section recherche rek ñoo ca nekk waa division investigation criminelle it ñoo nga ca tuumay siiwal xibaar yu wérul jéem a turbale ordre public bi ak fësal ay documents yoo xam ne ña ko def la ñu ci jublu moo di bëgg a gàkkal institution yi ci réew mi lii mooy délit yi ñu teg journal bi nañu te yamul foofe ne mbiri atteinte à la sûreté de l'État ñoo ngi koy dégg ci enquête bi la Sénégal nañu ñi war a boole tiit ak jaaxle jamono ji ñoo di inspecteur général d'État yi ndax yoon teg na leen ay gët ñu sànni suñuy gët ci xët mu njëkk Soleil national gis fa jëwrin gi ñu dénk pétrole be gaz bi ci réew mi mu di Mouhamadou Makhtar Cissé waxtaan wu yaatu la xëy def ak journaliste Soleil national yi ca waxtaano ma ngi fay xamle ne lu baax la bi ñu dugalee procureur de la république ci mbiri ngir mu ubbi ci ab information judiciaire procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye Les Échos wax nañu ne tey jii ci ngoon maanaam 3h30 dana def ab conférence de presse janook taskatu xabaar yi ngir wax ci mbir yi mbir meneen mu nekk ci xët mu njëkk L'Observateur bomb la ko yéenekaay bi jàppee mi ngi soxal mbiri koom ak i jëflante ci réewum Sénégal maanaam environnement économique et des affaires journal bi nañu Banque mondiale déclassé nañu Sénégal ba boole ko ci ñeenti réew yi nga xam ne fa la amu askan wi gën a néewee doole sént nañu ko ci gaynde Sénégal yi bokk ca Coupe d'Afrique ba ñu war a amal ci Égypte ñoom gaynde yi seeni mbir mi ngi ci yéenekaay ñu xëyandool bokk na ci Record yéenekaay mi ñu xamal ne gaynde Sénégal yi max bu njëkk bi ñu war a football ca Coupe d'Afrique boobee seen digg ak Tanzanie bu ñu moytuwul Sadio Mané du bokk ca max ba ñeneen ñu bokkoon ci liste Aliou Cissé bi te bokkutuñu ca léegi La Tribune nee nañu mooy Sidi Sarr ak Santy Ngom ñaari footballkat yooyee Aliou Cissé génne na leen ca liste définitive ba Amdi Moustapha Faye bokkoon jamono ci footballkat yu équipe nationale bu Sénégal di ñu xamal ci xët mu njëkk L'Observateur ne Aliou Cissé mi ngi fo ak avenir bu Santy Ngom beneen footballkatub Sénégal bu fi woon di Habib Beye mi ngi ñuy wax ci Les Échos ne équipe nationale bu Sénégal am na qualité yi war ngir mën a gañe kan bi waaye caractère la ñu amul maanaam ci gàttal fulla ak fayda gi war. jërëjëf Mouhamed mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias fii dina yam ngeen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolute gi xibaar yi dina dellusiwaat bu 19h30 jotee ak Fatou Kiné Dem 20h Chérif Diop ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen